salaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi gannaaw bu ñu leen nuyoo ñu dellu si waat suñu chronique tey nag ñu bëgg a dem Fouta tànn ci jàmbaar yi nekk Fouta. Fouta nag xam ngeen ni gox bu rëy la, gox bu riche la ci wàllu histoire. ñu bëgg faa tànn kenn koo xam ne ku spécial la bu ñuy wax tey le leader de la révolution du Fouta. xel yëpp day dem ci kenn muy Thierno Souleymane Baal kon kooku la ñuy tànn tey bëgg koo waxtaanee ndax ndaw ñi xam ko gannaaw bi ñu defee suñu chronique def ci ñett ci Almaami Maba Diakhou Ba defaat beneen chronique ci le système politique sénégalais tey ñu ne nañ tànn le leader de la révolution du Fouta muy Thierno Souleymane Baal. Thierno Souleymane Baal mi ngi juddu vers les années 1720 ci première moitié du 18e siècle. ci village boobu ñuy wax Bodé mu nekk actuel département Podor. Bodé mi ngi nekk ci dans le Lao ci diggante ñaari mbeex yi muy entre les deux rives du fleuve Sénégal. waajuram ju góor mi ngi tuddoon Boubacar Ibrahim, waajuram jigéen tuddoon Maymouna Oumou Dieng. alors Thierno Souleymane Baal mi ngi tàmbalee njàng ci village am ci keppaar googu la tàmbalee jàng alxuraan. jóge fa dem Mauritanie dem fa ci daaray Cheikh Fadal jàng fa nee nañ sax Mauritanie ci histoire am na fa jot na fa am soxna ba soxna soosu moo jur doomam boobu ñuy wax Boubacar Souleymane. ba mu fa jógee ci la dem ci université bu mag boobu nga xam ne nii képp ku defaru ci Sénégal université boobu moo la defal te université boobu mi ngi taxaw ci 1603 muy université boobu nekk Pire bu Xaali Amar Fall. Pire mi ngi nekk ci Kajoor donc Pire Sañaxoor boobu noonu nga xam ni amoon na université bu mag daara ju mag joo xam ne nii képp koo xam ne nii mooy borom xam-xam ci réew mi ñu koy wax intellectuel jaar na fa wala bu fa jaarul ka jàngal jaar na fa wala maamaati maamam jaar na fa ka jàngal jaar na fa. kon Thierno Souleymane Baal ci université boobu la jaar jàng fa settantal fa jëlee fa xam-xam. mu jàll ba Fouta Djalon ba mu fa jógee dem ba dans le Bundu mais Thierno Souleymane Baal bi mu nekkee Pire moom ak ay moroom étudiant dafa amoon loo xam ne nii dañ koo bàyyoon seen dëkk ñu ci doon xalaat muy ñett bi ci njëkk mooy dafa am benn dynastie bu fa nekk mooy Denyanke yi Souley Ndiaye Tokoso jiite woon ko jamono jooju moo nekkoon buur ba ñu daan not waa tund ba lépp lu ñu bay dañ koy jël ceddo ga bëri fa yàq ba bëri fa mu nekkoon équation ci ñoom ñi nga xam ne nii bàyyeekoon nañ fa dem jàngi. leneen tamit lu ñuy jànkantal mooy naar yi nga xam ne nii mooy ñoo jógee Mauritanie saa su ne dañ daan ñëw chaque année. di ñëw jël si lu ñuy wax mbuddu xorma mooy benn impôt boo xam ne dañ koy ñëw jël si te dañ leen koy fay saa su ne impôt bi nee nañ boo koy xayma tey ci jamono ji day tolloog 5 kilo ci or ak benn esclave ñu mu juddoo ci contexte boo xam ne tamit aussi jamono esclavage la dañ daan jël ñëw di jënd ay jaam naar yi dañ daan jënd si jaam di ko jaay tubaab yi di jënd si jaam seen caravane yi di jaar foofu di jaar ci Fuuta ci mbeex moomu di dem ba Bakel dafa jëndi ay jaam. alors Thierno Souleymane Baal ñuy xalaat ci loolu ñu ñëw mu ñibbisi bi mu ñibbisee taxawal benn mouvement réformiste benn mouvement boo xam ne nii mouvement de réforme islamique lay doon ndax moom moo lu tax ñu ne Thierno Souleymane Baal mooy le leader de la révolution du Fouta ndax moom moo njëkk a engagé la révolution Tororo bi nga xam ne nii moo lancé un vaste mouvement de réforme islamique. alors ginnaaw bi mu taxawalee mouvement de réforme islamique boobu li mu njëkk a def mooy dem ci buuru naar yooyu nga xam ne nii tey ñoo daan ñëw di jël si impôt boobu muy moom la ñuy wax mbuddu xorma mu ne ko li ngay jël si nii yeyowoo ko ndax ki ñuy jox asaka wala ki ñuy dimbale mooy koo xam ni dafa ñàkk te yow ñàkkoo kon ni ngay def jaay doole la kon lii laa bëgg mu dakk buur bi ne ko yow lii mënoo ci dara
ndax ba ma koy jël ci say mbokk ci say ñooñ boobu juddoogoo. Thierno Souleymane Baal waatal ko ci yàlla ne ko gëm naa ni lii tey lay dakk, waat naa ci yàlla ni mbuddu xorma bi ngay ñëw jël si tey la dakk, dootul amati, bu yeboo nga xam ko. waaye buur ba gëmu ko, waaye xam na ni xale bi ku am fit la. bi mu ko defee bi mu ñëwee Thierno Souleymane Baal ak mouvement am dañoo xeex ak naar yi dàq leen ba ñu delluwaat ca Mauritanie. année boobu jëluñu li ñuy wax mbuddu xorma. alors mag ñi commencé koo bàyyi xel, ndaw ñi ci dëkk bi commencé bàyyi xel ne kii kat jàmbaar la, ndax lañ daan joxe ñun la ñu bàyyi yëpp xaaj bi dañ ko doon jox. mais buuru naar yi tey ki nga xam ne nii moo jiite woon mooy saltige bi fa nekkoon, da ko doon seetaan parce que ci complice am ci la buuru naar bi daan ñëw di jël mbuddu xorma bi mu paree nag ci la songu mooy buuru deñanke yi muy Souleymane la songu Souley Ndiaye songu ko moom it daan ko. alors kon renversé na, dàq na naar yi jëlatuñ mbuddu xorma, renversé na dynastie bi ñuy wax deñanke nga xam ne ñoom dañ daan not nit ñi di dal seen kaw, di bu ñu bayee ñu jël xaaj bi jël ko, seeni jigéen ñu ko daan def naka su dul noonu. donc moom sax ci noonu ci la conscientiser ndaw ñi nga xam ne nii wala daj ñi nga xam ne nii ñi nga xam ne ñoo toppoon buur boobu ñuy wax Souley Ndiaye muy deñanke bi, ne leen kii buur bi jiite leen du seen nawloolu leen, c'est-à-dire ni muy def seeni jigéen, ni mu leen di def di leen exploiter, loolu dafa war a dakk. kon buumu njaam dafa war a dakk. leneen lu Thierno Souleymane Baal xeex mooy abolition de l'esclavage. xam nga ñu ngi wax abolition de l'esclavage ci France, ci yeneen réew, mais Thierno Souleymane Baal moo njëkk a bañ jaay esclave, di jaay ay jaam. li mu njëkk a wax tubaab bi mu ne leen fii seen caravane yi dootuñ fi jaar, caravane yi ngeen daan yóbbu jël fii di jàll, wala ñun dootuñu jaay suñu ñoñ te du ngeen jëndee fii, te ku ngeen gis ngeen jënd ci suñu ñoñ rek dañ koy jëlaat. kon gis ngeen mbokk yi Thierno Souleymane Baal déjà abolition de l'esclavage moom xeex na ko bu yàgg. mbokk yi kon xam ngeen ni abolition de l'esclavage en 1776 xëy na bi ñu njëkk xam ci lu duwul Sénégal ci Thierno Souleymane Baal mooy les Quakers yi nekkoon Philadelphie. ñoom defoon nañu abolition de l'esclavage, mais ci boo xam ne ni c'était vraiment local. mais Thierno Souleymane Baal moo njëkk a taxawal état ci Fouta tere wàllu jënd ak jaay ci wàllu jaam. kon ñu ngi jàngal suñu école abolition de l'esclavage. xam ngeen ni France, la révolution française 1789 la. kon 13 ans après révolution wu Thierno Souleymane Baal, révolution Fouta, kon Sénégal amoon na révolution. kon révolution bi ñuy wax insurrection bi amoon Bois-Caïma 1791 maanaam haïtiens yi defoon benn soulèvement, yooyu yëpp donc bañ koy def fekk Thierno Souleymane Baal moom def na révolution ba pare ba tere wàllu njënd ak jaay ci wàllu njaam. alors mbokk yi Thierno Souleymane Baal bi mu defee loolu def na ñett yi. mooy dàq na naar yi ba dootuñ jël mbuddu xorma, jénne na fa régime mooy dynastie bi amoon, mooy doon wante buur ak saltige. beneen bi ci topp mooy wàllu jënd ak jaay esclavage dindi na ko fa. lim njëkk a def mooy dafa woote assemblée générale boo xam ne nii ca Oréfondé lañ ko defoon. donc woo bépp ulama, woo bépp notable bu nekk ci gox boobu pour ñu installer benn pouvoir bu bees. kon gis ngeen ni Thierno Souleymane Baal gannaaw bi mu gañee xeex bi lim njëkk a def mooy woote waxtaan. bi mu wootee waxtaan bi ci biir waxtaan boobu ca la ne nag def benn discours bu am solo boo xam ni képp kuy citoyen war na ko déglu, xam ni kon ñun suñu mag ñi amoon nañ ay intellectuels ci 1776. Thierno Souleymane Baal pour tënk
mu ne xeex ñu ngi xeex pour am suñu indépendance moom suñu bopp waaye ci xeex bi xaw ma ndax dinaa dund am déet waaye li ma leen di dénk mooy wàllu buur wàllu donnante ci wàllu nguur day dakk ki ñuy fal léegi almaami lay doon titre almaami lay am mais dootul am titre saltige dootul am titre buur almaami bi ñuy fal nag dafa war a doon koo xam ne nii savant la il est scrupuleux et honnête koo xam ne nii ku jàng la ku xam la ku jub la ku wóor la doon kuy setantal doon koo xam ni liggéeykat la te bu mu doon koo xam ne nii day bëgg nguur pour nguuru rek parce que Thierno Souleymane Baal dafa wax ni la meilleure façon de gérer le pouvoir mooy ni ñuy gérer pouvoir li gën mooy c'est de considérer que j'ai un service à rendre kon da ngay jàpp ni yow dafa am benn service boo xam ne nii moom nga war a rendre mais non pas une prérogative à assumer du doon loo xam ne nii wàllu du doon privilège bu ñu lay jox mais benn service bu nga war a rendre la peuple bi donc qui exerce pouvoir dafa war a considérer ni qu'il est l'esclave du peuple gis ngeen Thierno Souleymane Baal déjà 1776 gis ngeen xalaat bi mu amoon. mu ne nag ci discours am mu ne bu ngeen tànnee almaami bu ngeen gisee ni mi ngi tàmbalee yokk alalam mi ngi yokk bu boobaa na ngeen ko ci na ngeen ko tegg ci almaami ndax moom te ñoom sax li ñuy wax tey déclaration de patrimoine ñoom doon nañ ko def jamono ji parce que dañ ne ki ñuy tànn almaami Thierno Souleymane dafa ne ki ñuy tànn almaami dañ koy seet xool ñaata la am ci tool ñaata la am ci kër lim am ci bien donc bu boobaa nag buñ ko falee buñ gisee ni am na ñoo xam ne ñoo koy saytu buñ gisee ni kii ay mbiram mi ngi yokk kon bu boobaa nañ ko jéggati ci nguur gi andi fi keneen falaat keneen teg ko fi te bu ñuy fal maanaam dootul doon doonante may fal lay doon te waxul ni nañ ko déggati ci nguur gi rek waaye la nga xam ne nii yokku na ci alalam dañ koy nangu bu bañee nag ñu dal ci kawam day dem ba jénne ko ci réew mi ndax bañ muy am doonante ay doomam di ko doon nag yooyu. mbokk yi Thierno Souleymane Baal xalaatam boobu la amoon ci wàllu nguur mu ne njiit mooy koo xam ne ni buy séddale moom da koy jaral mu ñàkk ñenn ñi am. mbokk yi xam naa dañuy yemandi fii suñu première partie ci Thierno Souleymane Baal ci suñu beneen chronique incha allah danañ ñëw ci ndax bi mu wootee ci ndaje boobu mu woote assemblée générale boobu mu woote dafa amoon ay fukki recommandation yoo xam ne defoon na ko recommandation yi nag da ko defoon pour maanaam nu ñuy gérer cité mooy les règles de fonctionnement d'une société la tegoon mooy règle de bonne gouvernance kon ñun ñi ngi jàng ci Rousseau ñi ngi jàng Spinoza jàng Montesquieu ci bonne gouvernance Rousseau contrat social mais Thierno Souleymane Baal ci 1776 andi na loo xam ne nii tey teg na benn constitution boo xam ne nii xëy na dinañ ko lire ci suñu deuxième partie bañ audio bi gudd ñu def ko deux parties ñi ngi gërëm mbokk yi di leen sant di jéggalu baax ci kàddu yi bu fekkee am na lu ci dëng xam ne ni suñu matadi la li ci jub xam na ni suñu borom la seen mbokk la seen xarit Mamadou Dieye dinañ ñëw incha allah ci deuxième partie mooy li ëpp solo ci chronique bi sax li ñuy war a wax mooy constitution bi Thierno Souleymane Baal teg en 1776 nga xam ni 1776 ci la Amérique jot indépendance am révolution française mi ngi amoon 1789 kon gis ngeen Thierno Souleymane déjà en 1776 moom def na révolution kon mbokk yi dinañ ñëw ci deuxième partie bi incha allah ñu ngi gërëm mbokk yi di leen sant salaamaaleykum wa rahmatullah